jëf heure bi saa bu jotee dinañ yaatal li nga xamante ni moom mooy kawteef Abdou Khadre Mboup lañ ci àndal yaram bi tey ana lan la ñu mën a nemmeeku ci journaux yi. waaw day mel ni daal liñ ci mën a nemmeeku. day mel ni beneen affaire bu yees la ci affaire Adji Sarr. moom daal Adji Sarr daf doon déposer tey benn plainte contre ñoo xam ne daal ñoo bind benn série boo xam dañ koo duppee ci Adji Sarr. ñu fàttali ne Adji Sarr comme gars yi xam nañ ko waaye faaw ñu koy fàttali Adji Sarr moo nekkoon ki nga xam ni moo déposé woon benn plainte contre ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko nekkoon député à l'Assemblée nationale gannaaw bi tamit am na yu ci xew yu bëri ba jamono ji nemmeeku nañ benn apaisement boo xam ni am na ci réew mi. ci biir loolu nag ci lan def benn série boo xam ni daal jàpp nañ ni Soleil Levant moo ko waroon diffuser. Maître El Hadji Diouf moo ni daal série boobu bi ñu defee bande annonce bi tuddee ko woon cëy Adji Sarr gannaaw bi daal ak kaddu yi nga xam ne Adji Sarr jël ki nga xam ne mooy actrice principale bi tudd Adji Sarr kaddu yu ñaaw kaddu yoo xam ne ñàkk tegg la jàpp ni daal moom la ñu yëkkati teg ko ci ki nga xam ne moo di ndoodum Adji Sarr te Adji Sarr mooy jouer rôle boobu noonu moo nekk actrice principale bi moom daal kaddu yi ñàkk teggin la ci yëkkati daal ñu ne moom daal mooy ki nga xam ne mooy wër di marché waa koñ beeg genre demee noonu lu nu mel nag avocat bii di maître El Hadji Diouf gannaaw bu mu yëkkatee kàddu yooyu nee na dafa annoncé benn plainte boo xam ne daal dina ko jébbal ki nga xam ne moo di procureur de la république tey jii sax lañ ko waroon def niki altine lañ waroon déposer plainte bi ci kanam procureur ak CNRA mi nga xam ne mooy réguler yenn yi nga xam ne moom la ñuy diffuser ci koor gi ñu fàttali ne aussi ni série boobu aussi cëy Adji Sarr lañ ko tudde woon mais gannaaw bi nga xamee ni annoncé leen loolu ci la ki nga xam ni gannaaw bi ko suñu naataango yi nga xam ñoo bokk ca E-Media daal di jokkoo ki nga xam ne moo di Sanex moom mi nga xam ni bokk na ci série boobu moom daal la mu xamle moo di série bi nekkul benn yoon ni Adji Sarr lañ ci visé nekkul benn yoon aussi ni Adji Sarr lañ ci waxal waaye série bi nekkul aussi ni Soleil Levant moo koy tourné benn neveu bu Aziz Niane bi nga xam ne mooy ànd ak Sanex moom moo bind loolu ngir ñu jàppale ko ñu bokk ci benn série boobu mais nekkul ne benn yoon ci Adji Sarr la ñuy wax wala lenn loo xam ne day tuutal jëmmi Adji Sarr wala lenn loo xam ne daal day atteindre honneur bu Adji Sarr loolu daal la yëkkati def ko mais nee na aussi série bi fait de société la ñuy waxtaan mooy li nga xam ne mooy xew ci société sénégalaise bi loolu daal jàpp ni moom la ñuy wax mais jëluñu benn yoon ay kàddu ngir jëm ci affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ndax moom sax nee na moom Sanex ba tey mooy wax ci E-Media moom nee na ba tey musul nangu sax addu yëy yàbb ci affaire bi nga xam ne moom lañ jëppee Adji Sarr Ousmane Sonko ndax nee na sujet boo xam ne bu sensible la te dafa doon wax sax ne fameem ak ñenn ñi muy àndal buñ ci mus a wax loolu moo tax daal mu yëkkati ay kàddu ci gannaaw bi ñu annoncé plainte boobu mu xam ne daal ni visewul benn yoon ki nga xam ne moo di Adji Sarr lu nu mel nag waral mooy li ma wax sànq ki nga xam ne moo di maître El Hadji Diouf di avocat bu Adji Sarr gis nañ bi affaire yi commencé ba léegi moom maître El Hadji Diouf moo nekk di défendre Adji Sarr moom itam jël na ay kàddu daal di koy jébbal ci yenn ci taskatu xabaar yi waaye nañu xam ne rek ni jamono ji daal Adji Sarr déposé na benn plainte ci procureur de la république ak ki nga xam ne moo di CNRA ci contre série boobu ñu fàttali aussi que ni série bi mujjee nañoo changé tur bi tudde ko Kumba Balin moom la ñu mujjee changé tur bi gannaaw bi nga xamee ni daal jàpp nañu daal dañ cee xaw a vexé ki nga xam ne moo di Adji Sarr. macha allah muy lu am solo actualité la te dañ koy waxtaanee mu nekk loo xamante ni aussi lu mérite la ñu def ci débat yaay. kenn ku ne xam na ne waa Soleil Levant ay naanaan lañu yoo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñuy def lii di théâtre wala cinéma seen but moom mooy ñu yeete ci. joxe ci benn message. mais nag cela n'empêche pas aussi ay professionnels lañu. bu actualité ñëwee comme ni mu ci neutre woon. ne bu guddi ci àddu maam Cheikh c'est mon frère nit ku baax la Sanex buggul sax di heurter li nga xamante ni moom mooy la sensibilité d'une situation boo xam ne dafa exister mais tamit juum dadul wees parfois dem nañ ba li am na te sérieux na te mi ngi ci loxo yoon aussi buñ ko may benn propagation bi nañu toog waxtaan ci et en plus de cela il a très bien fait parce que c'est un professionnel moo tax mu changé tour bi baaluwaat daal ne moom c'était pas son intention et c'est mu nekk geste bu ma saluer man parce que wax dëgg yàlla xam naa ko te xam naa ne noonu rek la doon def loolu nga wax moo nekk ci moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom Sanex mu doon ku baax nag ku gëm boppam aussi macha allah mais olof day wax ne way wuy këpp gaal kenn du ko way ci tefes comme problème am na ci diggante Adji Sarr ak Sonko
problème bi ci problème bi yegg si ba fii tey. bien sûr nekk ci loxo yoon ba nit ñi ñiy génn àdduna. ñii seen loxo dagg ci ñii leneen ak leneen. buñ ko communiqué mais bu ñu nañu wut beneen tur. bu leen neexee def seen. film seen concept nañu ko waxee. parce que nag actualité la. nañ ko def nañu ko sentiree. mais pas tudd Adji Sarr. mu ngi fi Oumy Sarr am na fi Faat Ndiaye am na fi Ndeye Ami am na fi. nañu jël ci tur yooyu tuddee ko moo gën a rafet. Ndeye Ami de boo ko bàyyiwul. dina la def. kii sax màgget boobu am na fi. ak jaal cu nag Ndeye Ndiaye caat waaw. jërëjëf Abdou ak lan la ñu mën a nemmeekuwaat. Abdou Kara fi may daanele ci loolu mooy. xam nga nit. bu dara xewee ci moom nga jël turam doolu ko ci biir day mel ni moom ngay waxal. dëgg la même buñ ko waxul aussi day mel ni moom ngay waxal. ñu gën koo saytuwaat rek. dëgg la xam ne aussi moom tamit jigéen la. ñu jàppale ko aussi. ñu jël beneen page. passé loolu. jàmm ñu war Sénégal ndax jàmm rek la ñu xam. beneen bi nag xam naa du jàmm moom du jàmm moom. déet waay. mi ngi xewee ca Pout. ca quartier bu ñuy wax. Kër Matar Dieye. Poutu Malikumba. waaw. foofu noonu la bokk benn xale bu jigéen daal moom la ñu faat rendi ko ba noppi dugal ko ci benn fosse père bi. mu ngi xew ca kër fee koñ bu ñuy wax Kër Matar Dieye ca Pout mi ngi xew nag samedi bi passé tolloog 10 avril 2021 moom daal xale bi 4 ans la am ñeenti at ci lay tollool dafa jàngi woon ci daara ji alxuraan ji bi wàcc jotee. ay mbokkam di ko seet gisuñu ko gannaaw bi nag ci leen ko fekk ñu daal di koy faat ba dugal ko ci benn fosse perdue niki jamono ji nag ki nga xam ni moo di sëriñ bi nga xam ni moo ko doon jàngal muy maître coranique bi ak ñenn ci ay taalibeem daal di leen jàpp rek ngir l'enquête bi mën a jaar yoon loolu mi ngi xewee samedi bii passé ca Pout quartier Kër Matar Dieye. macha allah en tout cas daal comme bu nee nañ bu taxawee lenn mënoo def ba du maanaam doo ci jaar muy génn àdduna yàlla nañu yàlla di tombaleel ci muy nekk ci génnin bu rafet ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy faat bakkan yooyu nga xam ne amuñu doole sax mënuñu yàlla rek moo mën ñoom it yàlla delluwaat seen xel parce que yaay tamit nit di dox amul benn problème nga ne ko tarxit ray nii tam ay mbokkam ñàkk ça pose problème te metti na ci dégg surtout jigéen aussi ak période bii ñu toll nga xam ne fi mu ne ku nekk a ngi daw di wuti lu mu am pour indil njabootam lay bàyyi rek nga sànni ci sa kàddu. ok xamatuma sax. dama koy wax toujours des fois doo comprendre. parce que boo dee yaay day am loo xam ne da nga koy yëg. te ñun jigéen ñëpp. xale bu jigéen bi juddoogul sax. te nekk ci biiru ndeyam. yaay la. xale bu góor bi juddoogul te nekk ci biiru baayam. baay te xale bu góor bi juddoogul. te nekk ci biiru yaayam baay la. kon nañuy bàyyi xel daal. bërki démb dafa am benn waajoo xam ne daan day def soirée. dafa ñëw yor paaka yor jaasi waaw. ku nekk mu ne la jox ma sa téléphone boo bañee mu yëkkati génne paaka bi ne da lay rey wala mu génne jaasi ji ne da lay rey xam nga lan moo ba pare xam nga lan moo ma ci gën a metti mooy seeni waajur yooyu dañ leen di favoriser mais nit ku bon lan lañ koy doyee ci société bi sa doom la mais wax ko dëgg reyanteel ak moom na bon ba bokk bon mais heure bu ñëwee wan ko ne ko ci li nga nekke du yoon. loolu mooy dëgg. bien sûr sa yaay la wan. buñ la ciy far sax da ngay foog ne dara nekk. merci mais nag ngay def dara ba pare jël jaasi di rey nit ñi ak jam nit ñi ñu la ciy favoriser. teguwul fenn ñii dara jotu leen ku ci naan sàngara ba yàlla may la jàmm tux sa yàmbaa ba say bët njël nga jël paaka antana di rey nit tëral nit rendi ko da nga yabaate. dañu yabaate. en tout cas doy na waar. dañu yabaate dëgg yàlla bu ñu sañoon doomu jàmbur pour lan. vu que sax ñu booy reyal sa bopp yaa xam. ñu ngi jëm ci li nga xamante ni aussi moom mooy koor gi amaana bëgg soxnañ lañ leneen daal. soxna nañ leneen lu dul ndax li fi jot a dem nag ci ay bakkan doy na sëkk. ci manifestation ak émeutes yi nga xam ne jot na fee am. alors doy na sëkk yàlla ñu yàlla gën dimbaliwaat ba yëpp gën fee ñàkk Abdou. ban moom la ñuy waxaat rek wala jeex na. waaw muy mel ni benn rek moo ci des mu di benn étudiant bi nga xam ni
moo bokkoon ci xeex bi amoon bataille rangée bi amoon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. moom moo nekk nii ci photo bi mu ngi wuyee ci Ousseynou Diémé. moom daal dafa gaañu woon ci xeex boobu nga xam ni moo xewoon ci diggante étudiants yi. dafa daal di mujjee ñàkk bakkanam ni ki démb. ca hôpital principal Le Dantec lépp wala principal foofu la su ma juumul. foofu daal la mujjee ñàkkee bakkanam. loolu nag mi ngi xewoon ci fan yee jàll daal. ci benn histoire bu amoon entre Ndefleng ak Kekendo. ñoom daal ñoo amoon benn histoire yaakaar naa ci histoire moto la commencé ba ñoom daal ñu xaw caa jàppante ci guddik alxemes la yaakaar naa la tombeloon ñu xaw caa jàppante xeex bi ni mel ni tuleeg màlle ba kenn jot ci am ay gaañu-gaañu bi ñu ko rawalee ci kër docteur ni ki dem lay doog a ñàkk bakkanam loolu nag bi mu amee ci guddi googu noonu vers 23h ba presque ay 1h du matin ci la daal di waa BIP brigade d'intervention polyvalent ak ñi nga xam ne waa GIGN ñoo fa mujjee dem daal dugg ba ci biir université bi ngir fexe daal ba calmer ñi nga xam ne ñoo amoon histoire boobu gannaaw bi aussi ñu jàpp ni affaire politique la wala yi nangam sangam ba daal am na médiation yu ci jot a am ba jàmm dikkaat ci ñu waxtaanaat seen biir xamal leen ni leen bu fekkente ni affaire xeet la wala yenn ñun ñëpp ñoo bokk lépp ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk Sénégal te mënuñu ko xarñaar te kenn ku ne am nga mbokk ci séeréer gi am nga mbokk ci joolaa gi am nga ñokk ci wolof ci naar yi ci pël yi kon mënuñoo xarñaar ba jàmm dikkaat ci ñoom ba ñoom waa Ndefleng ak waa Kekendo daal di joxante seen loxo daal di ñoom tamit daal di xam ne ni affaire bi du affaire ethnie ndax affaire boo xam ne ci affaire problème moto la jóge woon ba xeex bi jolli daal mais ñoom daal ñu ngi nekkaat ci jamono ji lenn li ci xew daal moo di ki nga xam ni moo di Ousseynou Diémé moom mi nga xam ni moo ci mujjee ñàkk bakkanam ñi nga xam ne ñoo di ñenn ci suñu woygee taskat xabaar yi daal la ñu xam ne ni moom nekkul woon étudiant depuis 2015 la nekkutoon étudiant dafa ñëw 2014 la fa nekkoon étudiant après mu génn université gannaaw bi études yi nekkatul étudiant mu continué nekk fi nga xam ne moo di université Cheikh Anta Diop de Dakar ci ñu jàpp ne aussi jàpp na ne jamono ji moom moo ko faat moom aussi nekkatutoon étudiant waaye ñu ngi wéy ba tey di dëkk fi nga xam ne moo di université Anta Diop loolu aussi nekk problème boo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk des autorités aussi ñoo ngi ci wax te xañ na du ñàkk ñi nga xam ne ñoo faree ci université Anta Diop de Dakar indi ci ay saafara ba képp koo xam ne daal jàngetoo fa nga xam ne moo di université Anta Diop ci logement sociaux yi daal nga mën faa able wala nga nekk ci yeneen ñi nga xam ne ñoo fa nekk di jàng ñoom aussi ñu mën a dëkk loolu daal moo nekk kawte bi nga xam ne moom la ñu mujjee évoqué tey mu di benn étudiant boo xam ne dafa mujjee ñàkk bakkanam ci xeex bi nga xam ni moo amoon université ci diggante Kekendo ak waa Ndefleng mi ngi commencé nag ci benn histoire de moto boo xam ne dañ ko daal di taal su ma juumul loolu daal moo indi woon ba kii nga xam ni daal moo di Ousseynou Diémé daal ci mujjee ñàkk bakkanam ni ki démb ca hôpital bi nga xam ni moo fare ca Ndakaaru. merci beaucoup Abdou Khadre dañu koy ñaanal rek yàlla xare ko aljana fi mu jëm gënal ko fi mu jógee ci barke Nabil Moustapha balaa émission bee jeex dinañu indi précision ci ban jour la woon ak lan moo nekkoon maanaam vraie raison bi taxoon histoire boobu am incha allah ci kàttanu yàlla mu nekk wax dëgg yàlla loo xamante ni ñun ñi ñëpp dañ koy mastaw parce que université yaay fu ñuy taataanee xam-xam bu ñu demee ba fitna di fa jóg ça pose problème donc dañuy ñaan rek loolu gëj fa te yàlla def jàmm foofu aussi beneen bi ci topp mooy wax na ko mu mérité débat bu yaatu bari na ci ñoo xamante ni dañuy nekk université Cheikh Anta Diop ñàkk lu ñu def day tax dootuñu sax amati maanaam duñu amati dañuy am ker sax ñibbisi seen kër wala toog ba am liberté foofu da leen di neex wala parce que da ngay gis benn étudiant bu nekk université bu nee la kañ la pare mënoo xam ba 1900 la mais day continuer di nekk université raison yi ñoom ñoo ko xam ñii dañuy rusa delluwaat seen fan ñu nekk parce que ñoom ay soutien de famille lañu te amuñu bu dee dañuy dem di wuti fu ñu loger dañuy fay te bu dee université duñu am problème mu fay logement ñenn ñi loolu da leen fay téye parce que nekkoon naa fa ñeneen ñi aussi liberté bañ fay am nga xam ne kenn du leen ne bàyyil lii wala defal lii day gën a tax ñu toog fa di mën a lijjanti seeni business ci suuf góor sax a tane ci jigéen parce que bu fekkee ne jigéen am na ci ñoo xamante ni jigéen bu ñàkk gën a garaaw góor bu ñàkk surtout nag jigéen bu ñàkk boo xamante ni amul ku koy toog di ko sëggoon le naan ko lii ngay def wala defoo lii liberté boobu noonu su nekkee ci moom maara day taali bu fekkee amul maanaam ku ko soutenir de trop mën na déraper donc mu nekk yoo xamante ni aussi
autorité ya fa nekk war nañoo def benn recensement boo xamante ni da leen di permettre ñu mën a xam ñan ñooy jàng ak ñi jàngul gis nga lii ñuy wax naan dañu koy dimbalee jeunes yi ci ñooñu la ñu war a njëkkee xool recenser leen ñu laaj leen lu ñu mën a def ñu jàppale leen parce que université bu ñu fa génne woon ñi jàngul ña fa des duñu bari day gis ñoo xamante ni sax orienté nañ leen mais bourse rek leen fay tee bu ñu jotee seen première lii rek nu mu tudd seen première lii ba nuñ koy wooweeti rappel seen premier rappel pare nañ ci ñoom dem nañ seeti leneen bañ nañ ko sax ba suma juumul avant ma fay jógee nee na ñu bu fekkee validé woo benn année duñ la jox sa rappel mais premier rappel yi moom ñëpp a ci am accès ak aide sociale yeeg yooyu donc yooyu dafa mérité ñoom ñu toog waxtaan ci ñoom ñi war a waxtaanee loolu waaw nañu toog waxtaan ndax solution mënut a ñàkk moo gën xiiroo beeg ŋaayoo bi nit ñi ci boppam sénégalais yi ci boppam ñoo sonn ci mbirum xuloo ak xeex ak rayante ak defante nañu waxtaan ñoom ñëpp trouver terrain d'entente la vie continue man daal loolu laa ciy wax vraiment jërëjëf Abdou xanaa di ko ñaanal rek moom Ousseynou Dieng waaw di ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam boole koog malaaka yërmande ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam metti na ñaanal ko rek yàlla jéggal ko te aussi gars yi xam ni ñoom ñi nekk université ñoom ñëpp ay étudiants lañ xam-xam moo leen fa indi ak lu ñu yóbbu terale ko seen ay waajur voilà ñu leen ñaan aussi ñoom aussi ñoo am plus de retenue ndax jàmm moom fu mu xaj rek jàmm moo fa xaj dara